asalaamaaleykum wa rahmatullah yéen suñu mbokk téléspectateur Touba TV soppu Dabakh Malick nuyu bu baax di leen di ziara ñi nga xamante ni ñeen ñuy safoo saa su ne di déglu saa su nekk donte dañuy wax amul bopp amul genn waaye seen fidélité ak seen jàmbaar seen taxawaay ci soppe voilà Dabakh Malick vraiment ñoo leen di nuyu bu baax di leen di ziar di leen di jaajëfal di leen di gërëm tey ñu ñëw ci benn vidéo bu bees qui nous concerne nous tous xale mag ndaw pa mère ñëpp la concernant parce que c'est une question donc de citoyenneté et de patriotisme voilà parce que dañuy faral di gis ay jëfin yoo xamante ne yu méngoowul ak suñuy constitution nu mu tëddee yu méngoowul ak kuy réclamer ne man citoyen la après jëf safaan ba moo tax tey ñu ñëwaat ci niveau vidéo bu bees pour sensibiliser ñi nga xamante ne ñoo nekk ci suñu dëkk bi ñu koy wax Sénégal ñu leen di wooy ay citoyen donc boo ne sa bopp citoyen nga maanaam jouir donc de ses droits civils donc et moral et que vraiment donc tu es reconnu par l'État je veux dire au niveau am nga déclaration extrait de naissance pièce d'identité maanaam tous les droits civils et moraux bu wanee ne yow mii donc citoyen nga kon am na benn comportement donc boo war a am envers donc ton pays am na benn faveur boo war a jox sa dëkk am na benn gëdd boo war a jox sa dëkk ndax dama mënul comprendre yow boo ne citoyen nga en tant que tel citoyen nga bëgg fi bàyyi li fi ne bëgg jëlee la nekk ci extérieur xam nga dafay mel ni respecté woo sa bopp dafay mel ni gëmuloo sa bopp bon citoyen nga citoyenneté nag muy commencé ci biir kër gi imaginel surtout par exemple jigéen ñi nga jël su mbalit wala fóot ba pare jël tuut ci mbedd mi xam nga waas say jën jël tuut ci mbedd mi xam nga bon citoyen non doo citoyen parce que li ngay wax maanaam mooy mbedd mi mbeddum buur la ñëpp ko bokk voilà mais buur ñëw mënul dem ci loxo kenn ne ko def li wala lay am na loo xamante ne yow ci sa bopp yaa ko war a cultiver donc en toi mu nekk loo xamante ne ay pratique yu sell yoo xamante ne dafa war a nekk ci yow en tant que nit ki parce que loolu set ci la bokk quand même bon citoyen nga romb par exemple rigole boo gis dindi weñ yi yóbbu loolu moom génie ko moom ñu def ko ferraille wala poteau yi ñuy daane dindi plombe bi yóbbu ko cuivre bi dañ yóbbu ko def ko ferraille te loo xamante ne c'est pour l'éclairage public ñëpp ko bokk nga jël def ko boo ne citoyen nga da ngay nax sa bopp mais doo ma nekk ko citoyen voilà boo jëlee sa mbalit fekk benn fosse bu ubbeeku nga ñëw tuur ko ci biir xam nga mag ñëw dox bi ci biir daanu ci biir wala ndaw wala xale daanu ci biir mais imaginez ak yooyu nga yóbbu ko jëmee ko fan boo ne citoyen nga saa wax da ngay wax lu la neex mënoo waxee ne citoyen nga bàyyi fi sa président de la république dem di tëgg beneen président dem bëgg a roy ci moom nga ne citoyen nga loolu c'est pas possible boo ne citoyen nga bàyyi fii ku mel ni ñi nga xamante ne ñu yëngu par exemple ci wàllu musique ñu ci mel ni ay Youssou Ndour et consort nga bàyyi leen fii dem jëlu keneen nga jël seen référence nga ne citoyen nga da ngay ndax sa bopp ne ko citoyen boo ne citoyen nga bàyyi fi suñu sëriñ si nga xamante ne ñoom lu fi yàlla teg ñu def fi lu ne ngir sécuriser ñun ñi nga bàyyi fi dem jëli extérieur nga ne citoyen nga sama rek yaa ngi nax sa bopp kon nañu bàyyi xel ci suñu bopp bàyyi xel ci suñu patriotisme maanaam être un patriote xam li nga bëgg lan la xam yaay kan xam li nga doon ci sa dëkk voilà lu tax ñuy symboliser suñu dëkk vert jaune rouge maanaam bépp citoyen war na xam couleur du drapeau lu muy tekki 5 étoiles yi lu muy tekki vert bi jaune bi rouge bi lu muy tekki xam nga suñu devise nga xam lan la yaa comprendre suñu tampon yi nga xamante ne ñun moom la ñuy damoo fu ñuy dem face mooy symboliser ñun suñu identité loolu aussi dañ ko war a xam ma jox la benn exemple gis nga même ba ci kilifa diine yi ñoom ñi nga xamante ne tey ñun ñoom lañ yaakaar pour ñuy gindi ci l'islam ñoom lañ yaakaar pour ñu teg ñu ci yoonu baax xam nga ñoom bu ñu demee ba à travers les réseaux sociaux ñuy déngante seen biir te ñoo bokk benn yonent bi bokk benn yàlla bi ñun ay citoyen lañ dañuy wax lu leen neex mais nekk ay citoyen
waaw ku nekk bëgg a jaay man sa morom maa la ëpp xam-xam ku nekk bëgg wax maa la ëpp xam-xam ci néew wala ci nel te ñoom ñëpp ñi leen jur ñoom mosuñu def lu ne mel mais bëgg bës bëgg wanewu bëgg def lu ne man maa ëpp xam-xam maa def nii maa def naa loolu du citoyenneté ñun tey Sénégal dépassé nañ foo xamante ne dañoo war a toog di werante voilà yàlla lépp lu fi def fii ci dëkk bi mu nekkee géej may nañu ko lii nekk ci géej te nit mën koo dundee yàlla may nañu ko may nañu suuf soo xamante ne su riche de may nañu lépp loo xamante ne doomu aadama war na ko mën a soxla pour dundam nekk ci jàmm voilà rawatina nag mu defal ñun Sénégal loo xamante ne lu jafe maanaam mooy may ñu xel rek koom-koom la boo xamante ne kenn mënul misaal tolluwaayam ay dégg mais ñun pour ñu utiliser suñu xel dafay nekk problème souvent dañuy utiliser suñu instinct souvent dañuy utiliser suñu humeur voilà que ça soit donc dans le domaine politique dans le domaine de l'éducation partout foo dem rek ñi li ñuy njëkk a dawal maanaam mooy seen intérêt mooy dawal seen humeur loolu la ñuy dawal mais seen xel jamais ñu utiliser ko nous avons des savants qui sont là des enfants des jeunes yoo xamante ne des intellectuels bien déterminés mais pourquoi pas l'État ne peut pas les exploiter donc la faute est partagée maanaam chacun de nous am na loo xamante ne yow waral nga ko def te defuloo ko donc bu fekkente ne ñun noonu lañ bëgg a dundee noonu lañ bëgg danañ xëy ba dee fi ñu bëgg àgg duñ fi àgg à chaque fois da nga indi kenn mu décevoir la nga naan da nga koy jël indiwaat keneen kooku ñëw gën a pire c'est toujours comme ça kon nañu bàyyiwaat xel delluwaat ginnaaw càmbar point yi nga xamante ne les plus sensibles surtout ñi nga xamante ne ñoom ñoo war a yore réew mi ëllëg maanaam mooy jeunes yi ñu jéem leen a joxoon baaraam waaw xool leen ku nekk li nga mën ñu jëm ko exploiter nga puiser ko nga indil ko dëkk bi indil ko réew mi ala yi nit jàng ba pare dem na man comme que fii même su ma fi toogee du ma am liggéey damay dem extérieur xooli foofu lu tax parce que boo fi toogee li nga xam ne mën nga ko nit ñi duñ la bàyyi sax nga yeggali ko ñi la war a jàpp pour nga exploiter ko duñ ko def loolu c'est un problème kon loolu foo ñu bàyyi ci xel dañu bàyyi xel delluwaat utiliser suñu xel bàyyi suñu xel suñu diine yi bàyyi suñu xel suñu tarixa yi bàyyi suñu xel suñu constitution bàyyi suñu xel suñu organisation de la vie sociale ni ñuy dundee ñu bàyyi ko xel na kër yi defaru bu kër yi defaroo mbedd mi mën na defaroo te su mbedd mi defaroo rek incha allah réew mi mën na defaroo waaw loolu kon moom lañ ñëwoon tey baaxee ko ñi nga xamante ne tey mooy citoyen yi xama rek te kenn ku ci ñun rôle la ci ñun xama nga wax li nga xamante ne mooy jëmale réew mi kanam wax li nga xamante ne mooy defar kër yi wax li nga xamante ne mooy defar nit ñi mooy jugale nit ñi kon nañ bàyyi xel ci loolu bu baax ba baax waa TV Sope Dabakh Malick ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziara di am kontaan vraiment ak mbégte ci bépp vidéo rek boo leen mën a seetaan comme ni ma leen ko waxee woon rek réew mi réew ñëpp la ñoo ko bokk fii ci TV Sope Dabakh Malick ku nekk bu la neex mën nga def sa vidéo boo ko defee nga envoyé ko suñu WhatsApp suñu vidéo yi passé numéro WhatsApp baa ci ngeen envoyé ko ñu def montage incha allah dugal ko partagé ko ñëpp ñu jëriñoo ko xam nga ici c'est le bien commun c'est le bien de tout le monde kon ñëpp li ñuy invité rek képp ku am lay wax rek mën nga def vidéo envoyé ko suñu WhatsApp incha allah ñu dugal ko ñëpp ñu jëriñoo ci yooyu nañ ñëpp di ziare ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullah ziare nañ ñëpp